salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV am naa mbégte lool teewaat fii jàkkaarloog yéen seen émission amul nëbboo nag ni ngeen ko xamee fii la lépp di leere tey nag dañu dalal ki nga xam ne mooy le colonel Malick Cissé moom nag boo ko déggee mooy chefu parti bi ñu tuddee sunu PSDS muy parti pour la solidarité et le développement du Sénégal ñu di ko wax rek salaamaaleykum mon colonel. waaleykum salaam monsieur Diouf ngi lay nuyu di la delloo sa rang bu baax. di nuyu sunu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ci seen kër di ñu seetaan wala ci seen vidéo fas yéene waxtaan ak yéen nag ci li nga xam ni mooy xew-xewu jamono. bismillah waaw normalement xam nga actuellement le procès Khalifa Sall mi ngi en cours mais comme procès bi dafa tijji mi ngi ci loxo yoon donc question la boo xam ne xam naa sénégalais yi ñu ngi ñu ciy xaar waaye dinañu ko jéggal ba procès bi weesu nga xam ne dinañ ci mën a dellu si parce que comme mbir mi ubbi na dañuy bàyyi rek mbir moomu justice def ci li mu war a def bu weesoo daañ ci dellu si boole ko ci waxtaan bi nga xam ne mooy waxtaanu amul nëbboo pour l'instant c'est le temps de la justice. 2 mots sur ça. loolu dëgg la parce que dañu ne bépp affaire boo xam ne mi ngi ci loxo yi yoon kenn du ci wax. ba yoon noppi ci loolu moom ànd nañ ci nañ ko bàyyi ba yoon noppi ci bu boobaa ñu mën cee gën a waxtaan gën ko xóotal. très bien kon nag dañuy waxtaane li nga xam ne mooy aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne ubbi nañ ko waaye ñu bari dañ ne c'est une ouverture prématurée yow noo ko jàngate waaw voilà ci aéroport bi ñuy tuddee Blaise Diagne ñu ni ubbi nañ ko keroog le 7 ñu ni ñii ne dañ cee yàkkamti ñii ne lu tax mais bu ñu xoolee ni ñu tëralee aéroport bi pour tabax ko am na fukki at boobaak léegi biñ ko defaree tëral plan yi def liñ ci war a def dem wuti ñi nga xam ni ñoo ko war a mën a financer problème mu délai ouverture bi foofu lañ ko war a calculer parce que boo demee waxtaan ak ay nit waxtaan nañ fekk ay allemand moom ñoom lañ njëkk a waxtaanal d'ailleurs dégg naa sax ne ñu ngi fii yónnee ay magistrats yu war a enquête seen xaalis bi ñu ci dugaloon am na fukki at fu mu dugg ñu dem ba yàgg Turquie yi Ben Laden dugg ci ñu dem ba yàgg Turquie yi dugg ci loolu lépp mobilisation xaalis la bu nekk bu ñu dépensé war a delloo banques yi seen xaalis kon nag toog fukki at ubbiwuloo bu ñu doon toogaat ba muy noppi mën nañ fi toogaati juróomi at ci kanamam ko loolu yenuwul maanaa kenn du ko te mel na ne sax amoon na fi jamono yaakaaroon nañ ne dana teel a ubbi ndax avion présidentiel wàcc na fa yéegaat. wàcc na wala survolé. wàcc na fa parce que ni mu demee yëpp président Ablaye Wade di va temps wu jamono président Ablaye Wade parce que c'était quand même risqué mais def nañ ko wàññi carburant bi allégé avion bi ba mu mën a dem parce que président booba temps Ablaye Wade bëggoon na ndeysaan ubbi aéroport bi wane ne ubbi na donc ci jamono yooyu la woon mais li yàlla dogal ko mu doxaleen ba léegi ñii fi nekk di président Macky Sall reprendre affaire yi dans le fond et dans la forme ba ñu toll ci le 7 boobu du datu neen lu nekk ci 7 bi le 7 boobu moo doon journée bi nga xam ni moo di journée mondiale de l'aéronautique civile mu tombé ñu ne nag bu ñu ko bàyyi di dem ay le 10 ak 11 ak jëm beneen weer occasion la chaque année date boobu le 7 la nañ ko ci def benn yoon. waaw mais mënoon nañ ko ubbi bañ a tëj bële maanaam ñuy xaw a alterner en attendant. mënul nekk ndax ki nga xam ni dafa jëloon xaalisam def ci bëggul wujjee dafa ne woon danaa jël suma xaalis def ko ci tabax aéroport bi gérer aéroport bi ñaar fukki at ak juróom mais da ngeen ma bàyyi nag man rek maa fi nekk aéroport commercial ñu signé ne d'accord yow rek yaa fi nekk aéroport. moo tax ñu tëj bee. moo tax ñu tëj bële pour may ko moom itam mu ubbi jaayi place am xaalisam mën a dugg loolu mooy mbir mi parce que boo signé ak nit convention ne ko yow rek yaa fi nekk ah doo toog ba ca biir nga naan bon du sotti moo tax aéroport bële ñu déjee ko aéroport pour le moment militaire bàyyi ko noonu mën na am bu ñu demee ba ca kanam sax ba déggoo mën a am yëf yi gën a yomb jàppandi ñu koy def les vols domestiques di fa wàcc ku jóge Ziguinchor ku jóge boor yi
mën a wàcc du soxla ngay dem ba fële mais loolu ci kanam la mais li nga sijanteeg nit ki na nga ko respecté te yaakaar naa ni loolu moo fi mën a nekk ndax am na lu ma waxoon bu jëkk te dama koy wax toujours ñii fi nekk ma leen di wooyee la république des ingénieurs ni ñuy doxalee bokkul ak la république du président Senghor le poète bokkul ak la république des administrateurs civils avec le président Abdou Diouf bokkul ak la république des avocats du président Wade donc ñii fi nekk c'est la république des ingénieurs ça veut dire ils sont cartésiens carrés li yoon bi wax rek duñ ko dépasser moo tax li ñuy wax nii yëpp mu xaw a nit ñu mënuñu leen comprendre parce que niveau bi ñuy dawee la. waaw mais cartésien boobu nag mon colonel moo waroon tax. ñu toogaat benn semaine wala ñaari semaine pour régler li nga xam ne mooy fourniture kérosène bi régler yeneen yu bari yoo xam ne tey fret bi yi nga xam ne ay problème la fondamentalement ci aéroport. nit ñi ñoo koy tuddee ay problème mais yooyu dafay suivre la marche de l'aéroport fret ay avion ñoo war a wàcc indi bagage ak bagage yi nga xam ne ñeneen ñi indi nañ ko mais bagage yi ñëw ak voyageurs yi ñu ngi leen di doxal normalement ci tapis yi muy génn mais fret bi beneen affaire la fret bi moom mën na ñëw ni mu nekkee nii sax mën nañ wàcc même bu amul ay magasin yu ñu mën a denc fret bi mën nañ ñëw. mais loolu dañ ko waroon sóoraale. ah non mais loolu lépp ça vient en passant. ça fait une semaine de cet ak léegi yàggatul même bu passé une semaine. yooyu da nga ko daan def aéroport yi nga xam yëpp dañuy doxal affaire yi ay weeri weer. mais ba mu roode mais li gën a garaaw mooy kérosène bi surtout parce que ay camion ñooy ñëw. ci tarmac bi fournir kérosène parce que avion yi seen bopp bu ñu defee plein di ñëw dañuy obligé wàññi seen i bagage te bu ñu ko wàññee xaalis buy wàññeeku la ci ñoom. loolu lépp donc avantage yu affaire bi daal dafa indi. non loolu lépp xam nañ ko parce que pipeline bi nga xam ni moo waroon ñëw alimenter cuve yi. moo parewul. pare na mais norme yi nga xam ne noonu la waroon a nekk ñi ko war a contrôler dem nañ bu ñu paree contrôler ko ne am na ay défaut te da ngeen ko war a réparer. mooy parewul rek. non ça veut dire que donc li ma doon wax ci ingénieurs yi mu ngi noonu bu doon dañoo bàyyi noonu rek avec les autres comme ni ñu daan doxale kenn du gis yooyu mais ñii dañu xippi seen bët di xool lu nit def xam nañ ko moo tax ñu bëgg ko teg ci yoon. donc munoon nañu retarder un peu. soxlawul parce que le démarrage pour régler yooyu. ñaata voyageurs le sept ak léegi ñoo fa wàcc départ fa dem ñaata xaalis ci ay millions de millions la ñu dugal boobaak léegi. te dara yàquwu ci loolu da ngeen bëggoon nag ñu toog di ko bàyyi ko rek ñeneen di ko jël yeneen aéroport yi nekk fii wala aéroport Yoff bi nga xam ni eggoon na ci saturation continuer di ko encaisser au détriment ki nga xam ni moo defoon xaalis ci aéroport bii donc loolu yan wul maanaam nañu ko bàyyi nii ndànk-ndànk di ko doxale noonu ba mu roode li ñuy wax roode bu roodee danañ xam ne aéroport bi amul morom. waaw aéroport bu toll nii nga ne amul morom. ñu def fa ay toilettes turques xam naa sax naam turc yee ko defar moo tax xëy na ñu defar fa ay toilettes yoo xam ne ci dàkkantal toilette turque la tudd. waaye nag aéroport mérité na lu raw toilette turque. loolu man d'accorduma ci ndax man dem naa dëkk yu bari surtout seen wàll boobu dafa am lu ñu gëm. te sax science daf ko maye. toilette turque dafa gën toilette chaise yi ngay toog. sur le plan sa biir nu muy doxee ni ñi fii génne tout ça c'est un autre débat mais turc moo gën ci ñi am xam-xam ci wàll boobu donc ñoom seen logique bi gën ci wér-gu-yaramu nit la ñu doxal et puis nag dana permettre nit ñi def sport nag ba mën a lem seen oom yi nag te bàyyi toog bi parce que toog bi ay am na défaut yu bëree bëri ay hémorroïdes ay feebar yu bëri toog ci chaise moo ko indi bokkul ak li ñu daan wax jonkan voilà donc les chaises les turcs là yi ngay wax ne baaxul yooyu ñoo gën ay chaises ku sañoon sa kër turc nga fay def man am na ay hôtel yu mag a mag yu ma dem dans le Moyen-Orient ay chaises turc nga fay fekk à la rigueur danañ dem ba yàgg ñu def fa benn chaise pour ñi nga xam ni mënuñoo dem ci Turquie exceptionnel loolu moo di nga xam ni moom moo tax ñiy def fi chaise turque yi mais boo du problème mu dépense du problème mu leneen dañoo yaakaar ne moo gën parce que aussi li ñu yaakaar ne moo gën moom rek moo gën ci ñoom xëy na nag gënul ci passage yi nga xam ne dañoo tàmm toog ci chaise. waaw am na sax ay chaise anglaise yooyu rek amu ko. voilà mais turc la gars yi di moom moo ëpp moo gën sax turc moo gën parce que bu ñu duggoon ci yeneen fànn yi danañ la wax même boo toogee ci chaise
na nga élever say tànk teg ko ci leneen pour am position boo xam ni sa coron yi et cetera c'est un peu plus compliqué du wàllu émission tey bi. très bien waaw nañ ñëw ci li nga xam ne mooy coow li jiboon ci nan lañ war a tuddee aéroport bi ñu ne kii di président Macky Sall da ko bëggoon a dippee ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade te jiitu woon ko ci nguur gi ñu dégg ne président Abdoulaye Wade moom ci boppam mu wax ci presse bi ne bëggul ko tuddee bu ko président Macky Sall tuddee sax dana ko porter plainte waaw mbir moom yow noo ko gisee. waaw loolu moom ma leeral fii lenn il n'a jamais été question président Macky Sall wala régime mësu ñoo xalaat benn yoon soppi turu bi nga xam ni moom lañ fi fekkoon. ah peut-être colonel li ngay wax doy na waaw. loolu mooy dëgg dama lay expliquer lu tax. waaw document yi nga xam ni convention aéronautique yi yépp turu bu njëkk baa ci nekk xam nga ni li ma lay wax ne président Macky Sall ab ingénieur dana ñëw fekk loolu lépp ay documents ñu bind leen ba signé leen mu ne da koy changé ñu nar a changé ji waat documents yooyu yan wul mën a. waaw mais kenn mësul dégg fenn moom mu ne loolu man du sama mëbët. mais bi coow lu jibee kenn déggu ci président Macky Sall. Macky Sall du nit koo xam ni day nekk di polémique ak di wax moom bu déggee wax joo xam ni taxawul du fa nekk sax di tontu. kon fu coow li jógee du wàllam fu coow li jógee. loolu ki nga xam ni dañuy wax la désinformation politique. mooy lan sooy nekkee un grand politicien. na ngay fexe ba bokk. nooy bokkee da ngay créer ay débat ku nekk xam na suma papa ji su président Abdoulaye du moroomu gars yi ci wàll boobu ci désinformation. day bokk par force boole ngeen ko ci par force. parce que nee na ñu tur bi moom lañ ko waroon tudd il n'a jamais été question ñu changer turu aéroport bi. nañ ko fekke woon document yeeg yëpp ñu signé ko ci loolu convention yëpp ñu signé ko ci loolu AIBD kenn mënatu ko changer même yi ñu tabax yëpp bind ci AIBD papier yi facturier yi tout AIBD non xel sax xalaatul loolu. mais sur le plan ñi ànd ak président Abdoulaye ñu ngi lay dégg. bien sûr mooy loolu nag wàllu politique politicienne la ce qu'on appelle la désinformation est une forme stratégique en politique. fàttaliku ñu boole la ci il faut nga wut pexe bi ngay fexee ba ñu boole la ci et ils l'ont bien réussi parce que ñu ngi koy wax fekk na loolu amul mësul am mësuñu ko xalaat sax. président Macky Sall mësul xalaat loolu mësul xalaat tuddee aéroport bi président Abdoulaye Wade. mësul nekk dans la mesure ki ko fi jiitu dans la continuité de l'État jël na décision tudde ko kenn ba pare nu ngeen bëggee moom mu ñëw kon de mu def yëfi dof ne damay changer tour boobu def beneen tour. yan wul maanaam. waaw justement ci tur boobu ñu ko dippee Blaise Diagne. waaw ñëpp xam nañ ne Blaise Diagne franc-maçon la woon président Abdoulaye Wade choisir Blaise Diagne ngir tuddee ko aéroport bi loolu xawul tey sa xel. Blaise Diagne dafa nekkoon douanier bu ndaw ca Gabon Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba bi mu nekkee fii tubaab yi di ko war a exiler ndeyi Blaise Diagne kable ko. ne ko am na kilifa bu mag bu war a ñëw foofu ngay liggéey fexeel ba bu ñëwee na nga ko tere bu dee topp ndigalu way juram jàppale Seexul Xaddim foofu Sëñ Tuubaa ca Gabon am na sax lu Seex Musaa Ka way ne ko sa jaamuwaañ laa danaa la dimbale ngir te yàlla ak ni mu demee yëpp daal donc kooku la amee foofu xéewal bi nga xam ni am na ñaanu Sëriñ Tuubaa foofu ci Gabon sëriñ bi ñaanal na ko nekk ne ko da nga am loo xam ne benn nit ku ñuul du ko am donc yëf yi di dox muy dox ba nekk député yëf yi di dox ba ñu tudde ko aéroport bi donc kooku bul seet sur le plan philosophique lu mu doon doxalee mais seetal na kii Sénégalais la boo xam ni liggéeyal na réewam am na ngërëmu waajuram am na ngërëmu kilifa diine yi nga xam ne ñoom la jamonante lool parce que boo demee Tiwaawan maam El Hadj Malick am na lu mu jëflante moom Sëñ Tuubaa am na lu mu jëflante moom ñu baax ñi fi nekkoon am nañ lu mu jëflante moom bien que sax en un moment dem na ba am problème tuuti ak Sëñ Gaawaan mais yooyu yëpp yeneen débat la mais vraiment il mérite le nom ab président Abdoulaye Wade sax nee na c'est mon maître. waaw moom maître am la. maître am la. waaw mais Sénégal. ba muy koy am nañ fi ay royukaay yoo xam ne mënoon nañ leen jox turu aéroport. Blaise Diagne royukaay la. waaw mais am royukaay la ci yu bëree bëri ci wàll boobu ñu seet ne
tuddee nañu ko woon fii avenue Blaise Diagne lycée Blaise Diagne du n'importe qui Blaise Diagne. waaw d'autant plus ñu waroon choisir keneen. voilà donc enfin kooku nag il est le seul responsable président bi ko tuddee il est le seul responsable. moom président Abdoulaye Wade. ah oui il est le seul responsable d'avoir donné son nom à cet illustre fils du Sénégal. loolu moo ma am te loolu boo ko defee ba pare doo fi nekkaat ne dama koy débaptiser di ko tuddee Amadou Diouf wala di ko tuddee keneen loolu moom lu fi président la signature et l'état est une continuité ki nga xam ne nekkoon na fi ba signé ba pare ba dem ki fiy remplacer bu ñëwee loolu lay dogal continuer ko kon nag loolu moo mën a nekk. kon daal ànd nga ci. ànd naa ci bu baax a baax a baax. d'accord.